asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen nuyu bu gën a sell rawatina ci bés bu màgg bi di bési aljuma yéen ci ñaanal juma mubarak mbokk yi nu ma koy faral di waxee ma toog di wax ak yéen live bariwut bu ñu ko defee rek dafa fekk wax moo jot ndax lu olof njaay di wax naan magum xamoon naa ko wala magum waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko comme nu ma leen ko waxee ci bande d'annonce bi mbirum Bamba Fall tey moo tax ñu génn di wax parce que nag mbir mi fi mu nekk nii mi ngi bëgg a doy waar ba ma leen fi taxawee ne leen Idrissa Seck gars yi dañ ko bëgg a jël def ko benn fonds de commerce ñu si mel ni ñoom Bamba Fall ñoom Aliou Sow ñoom mu baraglo ñoom ñëpp dañoo comprendre lu ni mel moo tax ñuy taxaw di jéem a tuur la nit ñi di def ay sorties médiatiques yoo xamante ne pour soutenir Idrissa Seck la comme ça ndax Macky Sall lu mu gën a bañ mooy nga ñëw ne kat damay jàppale Idrissa Seck lu mu ko jaral pour mën a tàqalikaak moom dina ko def ba ma ko fi waxee y'a 3 semaines mais gis ngeen Bamba Fall ba mu fu taxawee ne Idrissa Seck mooy suñu plan B boobu ba tey Macky Sall nelawul lu nekk mi ngi koy def pour mën a xool naka la war a mën a récupérer Bamba Fall na xalaat googu mën a teg suuf moo tax démb sorti gu mu def man bettuma parce que yàgg nañoo suivre li nga xamante ni mooy déroulement politique sénégalaise yàgg nañoo fréquenter les politiciens man dara mënumaa jaaxal ci politique bi bu ñu xëyoon tey sax ñu ne ma PDS ñu ngi la ngaamu ci ginnaaw APR ci élection 2019 du ma bett donc Bamba Fall discours démb bi mënumaa bett koo xamante lu nekk taxaw yàq nga ko fi Macky Sall tooxi doona bu Khalifa Sall dugg yaa ko fa dugal Macky Sall jël la tëj la kaso nit ñi nekk fi am si créé ay ennemis yu bari ndax rek nga am sa liberté ba ñu lay bëgg a rey kero bala feebar bi jabet bi daane lay kero ba ñuy jël yóbbu hôpital ñun ñoo taxaw yuuxu pour ñu war a mën la protéger la waaye nag sénégalais moom ku koy toroxal rek la xam bu ngeen xoolee Macky Sall ñu mu mës a jàpp ñu dugg prison yëpp ba ñu génnee muut la ñuy def wala ñu ànd ak moom lii nag mooy politique moo tax bu ñuy waxee ñu naan politique politicienne ni ñu koy doxalee ci Sénégal moo salte idéologie amatul conviction amatul ngeen bëgg nag jàpp nit ñi rek comme ay bétail électoral fu ngeen bëgg dem rek buub leen yóbbu moo tax ñun la jeunesse dañoo war a yeewu xam lu ñu bëgg ràññee ne woon naa leen 2018 bii lu bari dina fi xew surprise yu bari di ngeen ko gis ci 2019 bi loxo dina dar gémmiñ darati gémmiñ ndax ñu ko séqal ñoo gorewul ñu ko séqal ñoo endurant wul politique dafa laaj endurance Abdoulaye Wade 26 ans d'opposition dafa mbapat ba yegg ci fu mu yegg loolu nag tey moo amul ci jeunesse bi ndax dañoo tayal bëgg luñ yomb bëgg am bu gaaw ndax toq nag moo gën yuréet dafa doy waar nag bu ñu koy wax ñu naan woy dangaa soxor dangaa def lii dangay wax lii rek dangaa bëri wax lii la ñu gisoon gis nañu 2018 année de calcul la te des na du yàgg rek di ngeen dégg léegi ñu ne leen Aliou Sow casé nañ ko fi dugal nañ ko fi ndax dafa musoon wax jamono yee passé ne Idrissa Seck ñoom ñaar seen ànd war naa mën a nekk moo tax nag yéen ñi nga xamante ne tey yéen a bokk réew mi bi yowoon na ngeen xam ne fi mu nekk yéen a ngeen benn fond de commerce bu mag tey ku bëgg a tekk ci politique rek yéen lay wax yéen lay àndal ndaxte Karim Wade moom génne nañ ko réew mi exil forcé
Khalifa Sall ñu ngi ko jël jaay ko doole tëj ko ci kaso bi. donc élection yi boo ci génnee PDS génne ci Khalifa Sall ku ciy des fa la ñu nekk fi mu nekk nii muy calcul yi nag mooy wane ni tey jii ñu jël la jox la pouvoir jox la alal jox la sunu lépp jox la fonds politique nga jël di ko utiliser pour naxal say adversaire moo tax bu ñu waxee ñu naan diw dafa jaay ngoram ngor kenn du ko am di ko jaay sëñ Cheikh waxoon na ko kenn du am ngor di ko jaay dafa fekk nga mus a ñàkk ngor. Bamba Fall de bés bu demee ànd ak kii di waa Benno Bokk Yaakaar wala ànd ak son ami comme ni ma ko waxee le premier ministre nga xamante ne fii la taxaw fii lu nekk yàq na ko posté naa vidéo bi sànq. donc boo dee ba ànd ak ñooñu naka ngay war a mën a naka la nit ñi war a mën a gëmatee sa noonu démb nga ñëw taxaw ne moo fi gën tey. yaa fi njëkk a taxaw yuuxu candidature Khalifa Sall ba tax jafe-jafe yu mu commencé am yëpp mu commencé woon ka am yéen fi taxaw jaay fi yéey nopp Khalifa Sall ba mu dugg ba mu créé benn clan ci biir PS. donc lu may wax rek lu mu dugg ñoo ko fi dugal ba pare nag rocceeku ba mu dugg ci kaso ba rocceeku dem ànd ak si ay noon xam nga ne tey ku ñoom waayoog sa noonu tey say pexe jeex na. dama xamul nag lu ko fi jar mënuma comprendre ne da ngay woote un socialiste ne nga ni socialiste 100% nga deret socialiste mooy daw sa deret ñu fekk la tey ngeen tant si digg mbedd Médina yi baare ko ñu ne yooyaay dañuy indi seen jàll. mais fàttali na leen Bamba Fall nijaayam bii ñuy wax dafa génn àdduna man maa ngi gisoon depuis le 9 janvier 2018 laa gisoon ni Bamba Fall est en deuil. bu ngeen demee tey jël seen moteur recherche Google ngeen ne Bamba Fall en deuil di ngeen gis c'était le 9 janvier 2018 donte sax bu doon 40e jour bi ngeen def sax xanaa kay guddi ñeent fukk guddi la ñu xam ñun mais bëccëgu ndar kàmb ngeen dajale Médina yëpp ngeen taxaw ngeen ni da ngeen ñu indi ci ay jàll boo xam dese boo xam am na 45 jours après. bàyyi leen seen mascarade politique yi ngeen di def ndax maa ngi si surtout Walf Net ñu ne Bamba Fall Macky Sall recevoir woon depuis lundi donc mascarade politique yi ngeen war a bàyyi te gore. dese boo xam depuis le 9 janvier ngeen bàyyi ba le 15 ngeen bàyyi ba le 15 février ngeen ñëw naa rek indi ay jàll délégation te lu ñu fa wax ay waxu marché Tilène am na problème lamp yi am nañ problème tabaxal leen ñu école bi loolu moo nekkoon jaxal bi. loolu moo nekkoon doléance yi loolu moo nekkoon dëj bi loolu moo nekkoon jaal bi démb man dama ko seetaan dama rus man ba may gis jaal bi billaahi wallaahi dama yaakaaroon ni dafa amaat beneen keneen ku ko jege lool ku wàññeeku ci moom bërki démb wala démb moo wóor ba sonn gisuma ko ku ma yenn information ma ne ko man je comprends pas lii dese bi xanaa nekkul li nga xam déggoon naa ko nijaay Bamba Fall bu amoon depuis janvier la woon seen nijaay tey 13 personnes yi nga xamante ni rey nañ leen te Ziguinchor est-ce que am na délégation bu toll nii bu demoon tey jaale leen à part le ministre bu ñu fa yónnee Aly Ngouille Ndiaye pourquoi gouvernement Sénégal yëpp ñu 13 personnes ñu rey leen fajet rendi leen état bi mënul envoyé délégation bu toll nii kii ñàkk nijaayam depuis 45 jours après ngeen na taxaw naan da ngeen ni yóbba ay délégation yu mel nii lii dafa neexul ci xol nañu bàyyi sunu askan bu ñuy foowee ñaata sénégalais ñooy dee ci àll ba kenn du leen faale 13 xale 14 ñu rey leen faset gouvernement bi jëwul benn matuwaay pour mën a dem massawu leen coono moo tax lépp lu ñu def politique moo leen gënal lépp Serigne Mansour Sy Djamil wax na ko Serigne Mansour Sy Djamil dafa wax ji Macky Sall dara yitteelu ko lu dul deuxième mandat moom fu mu nekk nii moo ko teree nelaw yow di en plein gàmmu nga naan ko le deuxième mandat c'est plié ñëwal bokk ci mbir mi en plein gàmmu Serigne suñuy seeti sax di leen mbubboo sax gëmuñu leen loolu mooy politique Sénégal tey te kenn ñu ne kenn du ko wax il faut ñu koy wax
jéey bu mel noonu dina am Casamance faale wuñu leen lu mel nii dina am Demba Diop ñaata xale ñoo fa faat seen bakkan faale wuñu leen tey ñu bëgg ñoo dajale fukki penc ak ñaar yi ñuy wax yëpp ay jaraafi réew ak ay ndey ji réew ak ay mbaggi bàjjenu gox ak ñëpp nga tàntal leen baare yoon yi baare yëpp taxaw naa day ñëw di jaale ñu ne kenn du ko wax. mbokk yi ñun la jeunesse sénégalaise ñun ñoo war a jël suñuy responsabilité ñun ñoo war a taxaw bañ ëpp ñu fulla ëpp ñu njàng ëpp ñu xam-xam pesum kanam nag borom moo koy fajal boppam. politiciens yi tardel suñu réew lañu bëgg salfaañe suñu alal réew lañu bëgg nekkal fi seen bopp ak seeni mbokk loolu mooy dëgg. bu ñu bañ kenn ku ñu yóbbaale nañuy taxaw di bañ seen bopp lañu fi nekkalu ñu fi kenn ku fi dee yaay perte ku fi dee yaay perte 14 néew la Macky Sall joggi àgg ci pouvoir ba ana ñu tey ay ñoom Abdoulaye Wade Yingo ñoom dem si yàlla Mamadou Diop ñoom Sina Diatta ñoom ñooy perte ak kooku ñu fetaloon fële ca Sangalkam Malick Ba bu ñu fi nekkee ñëw toog ak nekkee fi seen famille nekkee fi seen i mbokk seen i jegenaale te ñi ngeen gis ñu fiy sonn ñëpp kenn gisoo leen woon tey kër mu yàlla mayoo avant 2012 fan la Aliou Sall nekkoon fan la ñoom Adama Faye nekkoon moo tax nag fi mu nekk nii yéen ñi nga xamante yéen ànd ak Khalifa Sall jël leen seeni responsabilité am na ay actes yoo xam bu ko nit commencé di poser rek war a xam fu mu jëm def ngeen fi seen meetingu Mbour ba ma fa tax xam ni ko man nu ma gisee Barthélémy Dias nu muy muyee la mayoo fële ca tribunal ba gisee moo ko ci Bamba Fall koo xam ne dañuy jël teg la tête de liste Dakar erreur yu mu def yëpp ci campagne bi tey mu lu tax ñu ngeen gën a ñàkk Ndakaaru ci la bokk dem taxaw di teel Ablaye Wade micro bu ñu ñëwee déet na waaye ngeen def ay sorties hasardeuses yoo xamante ne kenn du xam ku koy wax ak kenn xamul ku la jàngal politique man boo ne ma depuis xale parti socialiste nga nekkoon dina ma jaaxal trop man mi musul milité ci benn parti sax damay taxaw naan Bamba Fall de lii erreur la te mën naa souligner 10 moo tax nag mbokk yi du ma guddal live bi ndaxte comme dañuy waajal dem jumaa léegi ci kanam loolu laa ci bëggoon wax rek dellu di leen fàttali nag ne leen 2018 bii benn rek si ay surprise yu bari dinañ ko gis ndax politiciens yi fi mu nekk nii seen traite la ñu nekk 2019 si la ñu war a mën a jaayee fonds de commerce yi di génn benn cible la ñu am mooy tey ku ne ànd nga Idriss Seck rek dinañ la jaar ci kaw ci suuf am na ñu lay def ak yow mu barak loo gis ngeen ko berki démb gën nañ ko sax yokkal grade def ko directeur général xaw ma fan donc loolu mooy malheureusement politique sénégalaise Macky Sall lii la xam ci politique ñi nga xam moom la àndal tam ñi lañ xam ci politique man moo damay wax sax est-ce que nekkul libéral yépp loolu lañ xam ci politique parce que loolu lañ daan gis Ablaye Wade daan def ak socialiste yi dossier baa ngi nii ñëwal sama parti ma jël dugal ci tiroir yi ma waraloon transhumance yi bari ay ñoom Ablaye Diack ay ñoom Assane Diagne ñoom Sada Ndiaye Alassane Dialy Ndiaye bari na donc loolu lañ gisaat tey moom may répété waat rek moo tax nag en grosso modo dañ naan politiciens ñoom ñëpp a yem donc bu ñu nangu ñu tardeel ñu bu ñu nangu ñu salfaañu suñu réew mbokk yi maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant di leen di jéggalu tam bu amee ay rëcc ci si kaddu di leen baalu àq ci ajuma ji di leen baalu àq tamit di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaan yàlla Sénégal jàmm di ñaanal aussi ñi nga xam ne dañoo tëdd feebar yàlla fëgg seen bopp ñu jub ñu jiitu nag yàlla xare leen àjjana te yàggal sarax bi suñuy loxo di leen gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf